jërë ngeen jëf ministre de la justice bu bees bi dafa génn ci mbiri Adama Gaye wax ni moom mooy jël mbir mi en charge léegi ku dalati ci institution yi dina joxe ndigal ngir ñu dal ci sa kaw. dañ koy faral di wax ci tubaab le tigre n'a pas besoin de démontrer sa tigresse maanaam ab segg bi wane ni segg la rek kon mooy wane ni ab seggam des na mais segg dëgg moom ku ko xool day xam ne segg la kon mënoon na bañ a wax ni dinaa def sama liggéey dinaa wax ni procureur defal lii ñëpp xam na ni ñoom ñooy digal procureur muy def kon moom lan la koy waxee léegi dafa bëgg a wan ni Macky Sall léegi man dama lay liggéey maay sa Baye Fall wala Baye Sall comme moom Malick Sall la tudd hein pour vous dire que des fois on a l'impression que réew mi dañoo am problème mu ne institution yi kenn du leen laalet le président de la république institution la te boo leen déggee sénégalais yi ci mbiri Adama Gaye mooy wane ni sénégalais yi respecté nañ institution du ñàkk des fois ay dérapage am ñu wax dal ci président wax lu ñu war a waxee mais la majorité des sénégalais am nañu teggin jëm ci njiitu réew mi ñun ànduñu ci kii saaga ànduñu ciy wax naka su dul noonu mais président ku ko saaga sax war na la baal parce que moom yàlla da ko teral da ko teg ci kaw sénégalais yëpp ku yàlla teral doo gestu doo déglu ay détails looloo tax ma ni sunu problème dëgg-dëgg mooy institution yi da leen war a respecter mais est-ce que ñi nekk ci institution yi respecté nañ seen bopp bu nee présidence de la république des fois dañuy am problème ci président ak njiitu APR te pourtant bu ne woon rek président démissionné ci APR bu boobaa dinañ ko gën a wekk parce que les questions politiques kenn du ko ci tuddati mais président bu nekkee un homme politique di politique comme ñëpp bu fecc jotee mu fecci bu campagne jotee mu lii mais même bu dagg sant jotee mu dagg sant parce que julli nañ fi korité mu yow seytaane rambaaj verbe boo xam ne mën nañ wax ni peut-être un président de la République utilise verbe yooyu ñëw wax sama rak défendre kon kooku day neex a tontu parce que des fois nit ki ci niveau bi muy waxee mën na am foofu lañ koy tontee ba ci biir APR am na ci ñoo xam ne président day wax li ñu wax le Moustapha Cissé Lo dendale na fi ay saaga ci président de la République kon ci ñoom la njëkkee ñaata yoon la président di santaane dara am ñi ko war a def defuñu ko ñaata yoon la naan nan def li nan teg li am ñu nekk ci biir APR duñ ko respecté kon ñooñu ñoo njëkk a jalgati institution bi mais tey ji boo leen woon ci loolu laaj leen xam lu lay wax danaan la ci mu njiitu parti laay waxal mais waxuma ak président de la république kon y a problème vie privée wu président nag kenn du ci dugg man côté boobu moom ànduma ci président këram soxnaam doomam ak yooyu nañ ko bàyyee parce que ñun fii ne nag ñun ñëpp ku mu ne am na looy nëbb am na looy bañ ko laal man mi di ree làmmiñ fii kenn xamul sama soxna kenn xamul sama doom ak lu mu mën a doon am loo xam maa ko moom kon li may yéene sama bopp ak li may bañal sama bopp dama koy bañal ñeneen ñi mais président du man du yow président moom ci kaw la ne kon bu mu gestu ndax boo di yëg ci garab nag ku la yuuxu sànni la xeer nga gestu bu yàggee doo yëg pour man temps président dafa war a nekk temps liggéey maanaam fi Sénégalais yu toll niveau bi ñu toll mooy dëkk bi am xaalis sunu infrastructure yi egg mu kon ne di liggéey comme ni ñu koy xaaree ci moom mais nekkul ni non dañuy déglu ku koy saaga di lii di menacer les réseaux sociaux beneen bi ci topp mooy ñu ne képp koo xam ne wax nga ko lii te xam nga ni nit xam nga li muy bañ bul def lii ñaata nit ñooy wax ci réseaux sociaux yi bis boo leen wanee ni li ñuy wax président dafa naqari président day kon ne di ko def loolu tax faiblesse boobu ak pièce boobu bu ci nguur gi daanu ak ñuy waxal président di nga kilifa même sa biir kër des fois nga dégg fa lu mën a toj kër gi mais nga tànqamloo parce que bu dee lu xew ci kër nga lijjanti bu yàggee da ngay bari wax te ku mën sa xuloo yab la kon nguur gi da mës a déglu benn kilifa bu mag mu ne état
dafa war a discret état dafa war a di noppi lu bari mais état bu gënee bari wax askan wi gënee bari wax opposition bi rek day neex a yab mais état dafa war a doon mystère dafa war a nekk mythe loolu laa nayoon Abdou Diouf mun nga ko reprocher lu ne ci àddina mais Lamine bi Ousmane Tanor Dieng Lamine bi Ousmane bi mu fi jugee ñi ko mere ñëpp lan ko nangul kenn mënu ko ci xas mooy làmmiñam moo ko moom te du dàgg sante kon ñoom ñëpp nan roy loolu ci Abdou Diouf ak Ousmane Tanor loolu c'est important ñi nekk ci état bi laa wax opposition bu waxul nu ñuy def société civile bu waxul nu ñuy def waa mbedd mi ñun maas gi bu ñu waxul nu ñuy def ñun suñu danoo war na làmmiñ bu noppee rafle mais nguur gi lan la war def di liggéey rek di liggéey ba élection jot rek yàlla du fay wax bàyyi jëf mais buñ bëggee gën a bëri wax mais ministre lu jot nga wax lu jotul nga wax kërëb lu jot nga tontu lu jotul nga tontu bu yàggee rek da ngay neex a yab. ñu ne assemblée nationale institution la nan ko respecté mais assemblée bi xool ñun doxalee ci mbiru Ousmane Sonko ñu ne commission d'enquête parlementaire kenn gëmu ko woon commission ba kenn gëmu ko woon mais xanaa bu ñu defee seen enquête ba mu jeex. ñu ne dañ koy boucler buñ paree dañuy dem plénière jébbal ko le président de l'Assemblée nationale mais defuñu ko ñu def conférence de presse te jour bi ñuy def conférence de presse bi compte rendu conférence de presse bi yëpp benn journal xëy na bind ko kon ñoom defuñu woon conférence de presse communiqué de presse lañ doon def parce que li wax ci conférence de presse lépp lii nañ ko mais ñoom ñoo war a seetal Mamour Diallo wala ñoo ko war a taxal du ñoom nañ dem plénière askan wi xam lu xaw ñu leeral. bu ñu waxee ba pare dinañ xam ku wax dëgg ak ku wax ay kàcc mais bu dee ñoom ñi farag Mamour Diallo ñoom ñooy dem di sang Mamour Diallo non kon y a problème ñun waxuñu Ousmane Sonko li mu wax dëgg la wala du dëgg de dara wóoruñu ci man mi di wax dara wóoruma ci xaw ma ci dara mais nan bàyyi mbir mi dem jusqu'au bout wala ñu dem ci procureur de la République procureur comme ni ko Ousmane saisiré woon mais mu def liggéeyam. mais moment boobu assemblée ñëw wax kon institution boobu est-ce que respecté na boppam ban war a respecté assemblée boo xam dañ fay xeex dañ fay saaga dañ fay dàgg sante dañ fay def lii dañ fay def lee assemblée boobu kenn mënu ko respecté bëggoon nañu nag am assemblée boo xam ne ñun dañ koy respecté ñun sénégalais yi mais le respect nit ki moo koy mérité nit ki moo koy jëmbat ci boppam mooy fexe ban respecté ko respect doo taxaw ngeen ne respecté ma mais yooyee doxalee nun la war a respecté mi présidence de la république mi assemblée mais mi magistrature bi tey jii pourquoi sénégalais bu jug dal ci kaw yoon ba Souleymane Teliko déggal ko mais parce que danoo gis ni yoon dafa jeng wala day doxee noo xam ne war ko doxee mais ni ministre de la justice doxalee ak yoon mais loolu est-ce que nit mën na fa respecter institution judiciaire yi parce que wane na ni moom moo ci teg tànkam ni ko président waxoon maa ci teg sama conc kon y a problème jël Khalifa Sall dóor ci kaso bi jël Karim dóor ci kaso bi ñu ne Aliou Sall ak suñuy 400000 lan la ñuy wax ñoom appel à témoin comme au grand théâtre xoolal pour vous dire que il faut que ñoom institution yi ñu respecte seen bopp defar seen doxin defar seen maanaam ñoom bu jubalee rek problème du amati mais feeg ñoom ñi ngi am doute ci ñenn yu doxalee feeg ñoom taaralul seen bopp defarul seen bopp di ko président waa après ñoo ko war a njëkk a respecté assemblée nationale ñoo war a njëkk a respecté seen bopp xam ne nekk ñu député président député du peuple lan mais aussi tamit ñi ni procureur yi wala juge yëpp ñoom nanu respecté seen bopp bu boobaa ñoom askan wi ñoo leen di wekk tey ñu wàññi wax ji di nga feeg ñoom ñi ngi gën a bëri wax askan wi askan wi miin seen kaddu rek te ku miin sa kaddu rek dalay yàpp fi may jeexalee mooy tey am na benn journal bu jox kaddu Cheikh Oumar Anne di victimiser boppam kenn wax ko na victimiser boppam bu bëggee seetal boppam du ci journaux yi lay toog day dem tribunal parce que daa am lu ko tudd ci wàllu yoon OFNAC dëgg la du dëgg wóoruñu man du mu wax lu mu wóorul du mu tumaal nit mais moom foofu la war a dem ñu lijjanti ay mbiram mais mu dem ci benn journal def interview bu rëy na man maay sénégalais bi ñu gën a attaqué ces derniers temps dem nag ba ci biir ñu ne day porter plainte Nafi Ngom moom mooy porter plainte Nafi Ngom yow ñu war laa topp ngay toppaate c'est le monde à l'envers on est dans quel pays ba beneen yoon incha allah.
Kaay.